mbokk téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey si aljuma ji ñu am mbégte dalal imam Assane Seck nekk directeur du centre de l'initiative intellectuelle pour la traduction et la sensibilisation islamique mu nekk écrivain naka noonu mu nekk auteur du livre Le rôle géopolitique d'Almami Maba Diakhou Ba dans la zone sénégambienne tey sax Maba Diakhou Ba nañuy waxtaane imam maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. macha allah nu ngi am mbégte ci dalal gi. di ci kontaan. di tàmbale suñu kàddu bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin. kon mbégte googu ak kontaante googu ci dalal gi dafay feddaliku rawatina ci ki ñu nar a waxtaane muy almaami Maba Diakhou Ba. dama gis benn américain bu ñuy wax Michael Hart mu bind benn livre am étude à propos des 100 premiers du monde téeméeri nit yi gën a màgg ci adduna bi mu ne duma jullit waaye le numéro 1 de l'humanité mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jéem koy leerale il est la seule personnalité de l'histoire qui est connue la réussite suprême tant sur le plan politique que religieux maanaam mooy koo xam ne dafa liggéeyal diine ba raw ci képp ku liggéeyal diine liggéeyal adduna ba raw ci képp ku liggéeyal adduna fii ci Sénégal nag ndono googu dafa bokk ci ñi ko jëmmal ci jàng diine ci xam diine ci jàngale ko ci jiite mbiri adduna ci yëngal géopolitique ki ma jàpp ne man ci sama jàngat moo ci gën a fees mooy ku ñu nar a waxtaane muy almaami Maba Diakhou Ba loolu moo tax ma am mbégte ci dalal bi mu nekk lu am solo imam Assane Seck alors nga bind livre tuddee ko le rôle géopolitique d'Almami Maba Diakhou Ba almaami Maba Diakhou Ba ku ko wax sa xel dem si 30 novembre 1865 ginnaaw ba muy jàmmarloog ak tubaab yi ba pare mu am si ndam alors lan moo la poussé d'abord nga bind livre jagleel ko imam nga jagleel ko Maba Diakhou Ba. yaa ngi junji 30 novembre boobu di xew-xew boo xam ne Sénégal yëpp ko waroon a màggal. Sénégal gi yëpp. ñoo ko waroon a fàttaliku. ngir jaloore ga ca am. ak la muy jëmmal. ma ci profito di nuyu ak di ziyaara famille almaami Maba Diakhou Ba. seen xalif. imaam yi nga xam ne ñoo nekk Nioro ak ci fu nekk ci Sénégal nekk ay borom xam-xam nekk ay intellectuels yu mag a mag professeur d'université di leen sant itam ci wóolu gi nga xam ne wóolu nañ ma ko ba bis bu rëyee nii ñu may ma opportunité boo ma dalalee ngir ñu waxtaanee surtout 30 novembre boobu xam nga almaami Maba Diakhou Ba li ma doon junji sànq suñ doon seet ci adduna ñoraayam ci côté jiite en tant que leader dafa fësaay goo xam ne bokk na ci li koy gën a wane nag li ñu dëgmal muy 30 novembre bi altine incha allah altine xare Pathé Badiane amoon ci oui maa ngi lay wax sànq ce n'est pour rien ma tàmbale Michael Hart ak li mu wax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey bu ñu ñëwoon ci almaami Maba Diakhou Ba jàngale alxuraanam 1840 ba 1860 mi ngi toog di jàngale alxuraan ak xam-xam waxuma la ak la mu ko jàngale woon Jolof à l'âge de 13 ans ci la mokkal alxuraan fukki at ak ñett jàng fiq jàng usulul fiq jàng hadis jàng tafsir muy oustaz émission bi oustaz Taïb doon def kon nag buñ ci tegee almaami Maba Diakhou Ba lu tegu ci yoon la ndax bokk na ci tur yi mu siiwee ci histoire tafsir soo demee Pinet-Laprade benn correspondance am bu jaaroon diggante ak moom
1866 boo demee ci archive nationale. oui ci G13 318 da nga fa fekk loolu. pièce 19 mu koy tuddee tafsir Amaba. waaye yooyu yëkkatiwuñu. li nu gën a yëkkati tey mooy laaj bi nga wax. oui alors naka la nekkoon un leader boo xam ne ce qu'on appelle le jeu de la géopolitique. oui non seulement daf ko maîtriser woon. mais daf ci rawoon mboolem ñu mu doon dundal ci jamonoom. xerañ googu mu amoon ci lecture géopolitique moo ko may mosul jaamaarloog kenn ci xare ci xeex moo xam autorité yi fi nekkoon balaa tubaab bi ñëw. te gañewut la. justement waaye gañe googu nag fii la gën a fësee. mais justement macha allah. dañu nemmeeku ni Maba Diakhou Ba. waaw moom jàmmaarloo yu bëri mën nañu wax ni lépp da si am ndam. lépp daf ci am ndam. waaye rawatina waaye loolu li ko indi. lu ko indi. mooy li ko indi mooy qualité leadership bi mu amoon. premièrement il savait haranguer les foules maanaam préparer nit ñi ba ñu gëm li ñuy dëgmal. ba mu jaral leen joxe seen deret joxe seen lépp. loolu dafa am benn discours. bu nit ki mën a tenir nga xam ne bu ko waxee rek nit ñi dañuy dem ba jeex tàkk ci lim leen di woo kooku dafa bokk ci capacité yi mu amoon beneen bi ci des itam. oui xam nga guerre lu ci bari walla ay affrontement yu bari lu ñuy wax ay renseignement daf ci amoon solo te dafa amoon benn système de renseignement nga xam ne fu mu nar a xare ji dana fa dajale ci xeeti renseignement yoo xam ne su ko exploité rek bett ka muy xeexal not ko. loolu dina ñëw. beneen bi ci des itam. oui il savait dafa doon déglu ay conseillers. comme xare bi par exemple ku mel ni Lat Joor. oui nga xam ne dajee naag tubaab yi ci ngol-ngol. dajee naag ñoom Mexe. dajee naag ñoom Louga. xam seen point fort xam seen point faible. alors daf ko ci déglu mu joxe plan boo xam ne plan boobu bokk na ci li ko dimbale ba ñoom liñ doon bari lépp. nekk 80,000 combattants yoo xam ne ngànnaay yi gën a xarala. oui dig leen lu nekk bu ñu gañee Lat Joor bu ñu gañee Maba teewut Maba moo leen gañe bu gaaw a gaaw. waaw mu nekk lu jaaxal ñu bëre maanaam taxawaayu Maba ndax gisoon nañ Pinet-Laprade doole gu mu amoon. Maba Diakhou Ba aussi ñëw am ndam si kawam. ci kawam loolu yëpp di wane ni xarañteem. waaye xarañteem mooy li ma la wax xarañte gi. mat njiit gi la. parce que njiit dafa am melokaan yoo ak boole koog nag ba ci gën a am solo mooy jokk ci borom bi subhaanahu wa taala. jëlee doole ci yàlla gëm yàlla tey boo demee archive nationale. oui ma la ko waxee alors G13 318. da nga fay fekk correspondance am ñu bind ko ci arabe. man gis naa ci yu baree bare mais bokk na ci li ma remarqué. lenn ci ay aaya alxuraan. yu mu daan jëfandikoo nga xam ne sekkeram la woon bokk na ci aay yooyu qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana yaa ko mottali jërëjëf wa huwa mawlaana dafa gisoon ne ngànnaay ak kano ak mbooleem pexe bi tubaab bi am mënu dara ci kanam doole yàlla ci kanam kàttanu yàlla moom nag mu gëmoon dellu ci doole yàlla googu ak kattanu yàlla googu ak làqu ci ak utee ci ndam ci façon boo xam ne bu ñu bëgg a jàngat ay victoire am aussi côté boobu il faut ñu yokk ko ci. boole ko nag yu ma la waxoon xam na nu muy jëlee ay renseignements xam na nu muy déglu ay conseillers xam na nu muy wax ak nit ñi ba gëmloo leen cause bi nga xam ne moom lay. mu nekk lu am solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey imam Assane Seck. macha allah nekk directeur du centre de l'initiative intellectuelle pour la traduction et la sensibilisation islamique naka noonu mu nekk écrivain traducteur professeur d'arabe ca lycée bu nekk ca Diamniadio ma ngeen participer ci émission bi. macha allah soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628 74 74 alors imam su weesoo li nga fi jot expliquer li yëpp. macha allah livre bi nga bind jëm ci wàllum géopolitique. bu sénégambienne. alors kon Maba Diakhou Ba mën nañu wax ni histoire politique.
marqué na ko. mais benn preuve laa la ciy jox. oui. kan mooy héros national du Sénégal. mooy Lat Dior. Lat Dior yooyu boobu gannaaw bi mu amee problème ak tubaab yi 1964. dem na ci Buur Siin ñemewu ko dalal. mujj si la xam ne kenn rek moo ko ñemee dalal muy Almaami Maba Jaxu Ba. Almaami Maba Jaxu Ba moo ko fat 1864 ba 1867. ki ñuy tuddee tey héros national. kon nag ki ñu fatoon ñu tuddee ko héros national kon naka ka fatoon moom. ka amoon njàmbaar ak doole gum ko fatee jàngal ko diine. ba pare itam aar ko protéger ko. firnde boobu rek daf doon doy. alors action am lamboot na toute la zone sénégambienne. oui. qui est approximativement une zone géographique correspondant au bassin du fleuve Sénégal et Gambie. Très bien. foofu lu ci doon yëngatu ci jamono jooju rek loxo Almaami Maba Jaxu Ba mu ngi ci woon moo xam Kajoor la moo xam Saalum la moo xam Bawol la moo xam Ñani la moo xam Wuli la ci xam-xamu boole ko xam-xamu diine gi mu yore woon kon jamono jooju mënuñuy wax géopolitique bu Sénégal géopolitique bu Sénégal te dugal luñ ci Almaami Maba Jaxu Ba xam nga géopolitique comme ni ko benn waay di ko définir. oui. mooy interaction entre l'espace géographique et les rivalités de pouvoir qui en découlent. su ñu delloo ci définition boobu. dañuy gis ne rivalité politique yi doon am moo xam diggante autorité locale yi fi nekkoon parce que Almaami Maba Jaxu Ba autorité yooyu la njëkk affrontel daaneel nguur goo xam ne alors diire woon na 650 nangam ci ay at. muy alors soninke yi doon àtte ci gox bi. dem dàq buur Jolof alors ba kantam xeri Jalor mu dem làqu ji fa nga xam ne mooy Waalo. ñëw jàkkaarloog tubaab bi def leen li mu leen def bokk na ci ndamam bi gën a fës alors bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane mu nekk prétexte bi. kon kooku mënuñuy wax géopolitique bi doon am dans la zone sénégambienne te jamono jooju te duñ ko ci tudd. te booba jubluwaayam moo doon combattre l'injustice. biñ daan teg way néew ci doole yi. surtout daan ko teg jullit mu taxaw bañ loolu. défendre jullit ñi aar leen. kon li mu def ci géopolitique lu yaatu la lu yëngaloon zone boobu la mais teg ko ci benn idéal bu kowe muy défendre alors les. alors 30 novembre 1865. oui 30 novembre 2020. mu nar a def téeméeri at ak juróom fukk. ak juróom. alors commémoration bi si sa gis-gis waroon nañ ko gën a màggal. gën ko xamle mbir mi gën a siiw. mais li ma wax kay. oui. ku ko dégg. te nekk sénégalais patriote. ku bëgg sa réew. souveraineté réew mi yitteel la. indépendance réew mi yitteel la. luy sàmm les valeurs. di sàmm jikko yitteel la. nga xam ne am nga ci référence bu mel nii. wax naa la rek kiñ ne mooy héros national. ki ko fat durée boobu yëpp ma wax la. xanaa kooku itam kon mbiram bu ñëwee mooy itam am na fu ñu ko war a teg. ci feeñal ko. ci yëkkati ko ci jox ko gëdd. loolu yaakaar naa ne loolu moom li arab yi di wax sax layat naa tax fii. al ansaani loolu jarul sax weerante. mais léegi lu tax jàngatee mbir yi léegi lu tax léegi commémoration bi xam nga sànq da nga ni ñëpp ko waroon commémorer. oui lu tax commémoration bi demee ni muy demee. waaw loo gis xam nga. bon xam nga dafa am yu question yu xaw a sensible. oui. dafa am benn woykatu arab bu ñu daan wax Mouhamad Iqbal. alors professeur Souleymane Bachir bind na ci moom benn livre. woykat bu mag la woon daf doon wax ne réew boo dem gars yi dañuy wax ne allimul jay laysa jaflata zabi wam xaw qisasal usdi fil qadimil xadiisi dëkk maanaam ñi nga xam ne doomi gaynde la ñu woon ak sëtu gaynde la ñu woon mu ne nañ leen jaaree ci agression culturelle gayaxal leen
ba sëti gaynde yooyu ñu soppeeku ay kéwél te xam nga kéwél moom li muy nekk ci àll bi mooy daw rek rab bu jot moom lay rey moom lay dundee. mu ne nag seen maam yooyu nga xam ne ñoo doon gaynde yu mag yi seen histoire ñi fexe jéem koy làq. buñ ko jàngale ci école yi. buñ ko teg ci média yi buñ ko fësal loolu xëy na tàmbali la woon. waaye incha allah du wéy ndax initiative yi. ndax programme yi ndax gis-gis yi. ma lay wax ne. gis nga pétrole. nga xam ne dëkk bu mu feeñ nit ñi dañuy kontaan. xam nga ay garab yu ñu goroon. suul leen ak yeneen détritus yu mel noonu. mooy nekk ci suuf si di transformé wu ba nekk richesse bu mag boobu muy pétrole. ñu mel ni almaami ma ba jox ba nag man de moo gëm ne. seen nekk gi ñu nekk ci ñàkkaa feeñ. seen nekk gi ñu nekk ci sous ombre. loolu day soppeeku ci benn bis. beneen énergie bu mel ni courant. bu mel ni alors pétrole. ndax dafa am lu ñu jàng ci ñoom. wax naa la ku jàng alxuraan jàng fiq. jàng hadis jàng tafsir ba nekk mu fassir cité naa Pinet-Laprade bi mu koy bind lettre. tuddee ko tafsir c'est un titre académique. boole koo yëngal géopolitique. mais kooku yaakaar naa ne mënuñu continuer di ko ignorer. rawatina ñi ngi jël ay initiative yu mel nii. di def commémoration yu mel nii. loolu ci kanam la jëm. incha allahu tabaaraka wa taala dëgg mooy mujj feeñ. mu nekk lu am solo alors enseignement Maba Diakhou ba léegi nii kon mën nañ wax ni jeunesse bi aussi war na ko mën a approprier wu. mais waxuma la war na ko mën a approprier wu mais daf ko war a approprier wu. amul laam-laamee. amul laam-laamee ndax enseignement am tey boo ci ñëwee. oui. mbooleem jàngoro yu nuy dund. ci déviance morale. ci la crise des valeurs. la crise des valeurs mos naa ci def benn waxtaan. tey boo seetee tey ñoll mi boo seetee tey drogue bi. acte de violence yu bari di am ci dëkk bi di la jommal waaw ñoll la ay nit di jëfandikoo. almaami Maba Diakhou bu ñu delluwaatoon tey ci dundam bi muy accueillir Makodou Fall. ancien souverain du Kayor. condition yam ko tegal mooy arrêté naan sàngara. ndax bonaay gi nga xam ne moo nekk ci sàngara ak naka lay yàqee nit. kon loolu tey buñ ci dellu woon rek xeex loolu nga xam ne violence bu bari ci ndaw ñi ci société bi ci loolu lay jógee ko taxawaayu almaami bii rek buñ ko ci jëlee woon. mën nañ ci jàngat bu rëy a rëy beneen bi ci des itam. moom li ko intéressé woon mooy souveraineté Sénégal. moo tax Makodou Fall bi mu amee problème. mu xam ne problème mu défendre réew mi la. intérêt réew mi la défendre indépendance su Kajoor gannaaw bi nga xam ne tubaab bi bëggoon nañ fay def seen alors ligne télégraphique yooyu. daf ne ko kaay maa lay fat waaye ci diine waaye ci set. la même chose mooy ànd ak mooy Lat Joor ñu bari dañuy jàpp ne ci almaami la tuubee. mais li gën a wër tuubeewu ci Lat Joor ci lislaam la judd. te pourtant maamam bi ñuy wax saa xewar Fatma. ku mokkaloon alxuraan la. waaye nag mooy itam dafa toppoon mbiru nguurug tey gi nga xam ne nii. delluwut ci diine. mais lu tax confusion boobu comme lu nga leeral léegi nii ndax ñu bëri loolu lañ jàpp que ni Lat Joor si almaami la tuubee confusion boobu lu tax. ci wàllum taarix. ba léegi nii am ñoo xamante ni loolu lañ jàpp. oui bon xam na xëy na mun na dellu xam nga ci wolof itam. tuub dafa am ci ñaari sens. am bu ku jógee ko ci beneen diina dugg ci lislaam tuub lañ koy tuddee. ok. ku nekkoon ci leneen loo wartoon a nekk itam nga génn ci soppeekuwaat itam tuub lañ koy tuddee. soo ko seetloo wala dugg ci diina tuub la nekkoon ci lu neexut yàlla bàyyi ko tuub la. xëy na confusion bi aussi mën na jóge ko foofu. mën na jóge foofu. ndax ci loolu moom la maam Xaadima Jaxate kala doon waxoo. as-saadiqun fi iddiaai diini Lat Jooru. am innama hammuhu fi daaka Kajooru. mahtamma mushabba illa bi ihtisaai tala xata ata yowmuhu lmaarufu fii looro. l'islam la juddu waaye liñ ko xamee woon rek mooy dundu leneen. bi mu ñëwee nag ci Ñooro
ci la soppeeku. kon boo ko seetloo defaraat jikko yi souveraineté réew mi ak intérêt réew mi. tey ak ñu soxla ñoo xam ne loolu rek la ñu gëm te mu jaral leen lu nekk. te ñu am principe bañ a bokk ci li waa ji doon wax ne alors les politiciens le comportement des politiciens contemporains tend sans exception vers la corruption et la déchéance. Leur principe change selon le rythme du changement de leur intérêt. Quand la première classe de la société serait habituée à l'hypocrisie, les autres ne tarderont pas à suivre. Alors donc jàngat yooyu dañ ko mën a jàngat. mu nekk lu am solo almaami soxla ko bu baax a baax. mu nekk lu am solo alors imam crise des valeurs bi ak tamit yeneen ni pàcc jamono ji nu mbir mi tëddee si réew mi alors si sa gis-gis lan moo ko waral. mais en tant que imam. di faral waare macha allah sa xam-xam màcc ci wàllum islam ak yooyu. macha allah. ok li ko indi mooy ñàkk a dellu ci suñuy référence aussi bien que suñuy référence yu ñu bind. muy téere alquran muy sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne almaami Maba Jaxu Ba ci da daan dellu. moom la jàngale 1840 ba 1861 yar ci société bi defar ci société bi parce que fi ñu toll dafa am crise yu bare bari du damay faral di wax multiplier corps de contrôle de l'État rek moo ko mën a faj comme ay parce que nit ki boo ko oui doguma la comme ay IGE ay Cour des comptes ay CENTIF ay yooyu yëpp ay ARMP yooyu yëpp pour yow yooyu baax na mais conscience su nit ñi buñ ko delloowut ci valeuru ngëm valeuru dee valeuru àllaaxira valeuru ñu régler la ce que le philosophe grec appelait les répressions célestes. nit ki mu bàyyi xel bu dee ak borom doole bi nekk ci kaw asamaan. nit ki mun na sàcc lu ko neex mun na détourner lu ko neex jël ay matukaayam boo ko toppoon jusqu'à l'extinction du soleil. doo gis dara lu mu jël. parce que jël na ay matukaayam wala am na doole bu mu jëlee ay avocat ay yu kenn xamut or que bu fekkee ne nit ki nag ci ngëm la dellu moom boobaa digganteem ak yàlla lay bàyyi xel. mais naa ci def benn waxtaan. alors l'éducation islamique. est une réponse à la crise des valeurs. ngëm boobu ci la yonent bi ñëw defaree adduna jokkaat xol yi ci borom bi subhaanahu wa taala. saxaaba yi nga xam ne dañ daan rey nit di njaaloo di def lu nekk mujj nekk ay nitu yàlla yi gën a màgg borom xam-xam yi gën a màgg. nit ñi gën a ragal yàlla suñu maam yi man nay maam Cheikh Ahmadou Bamba nay maam Alhaji Malick nay suñu maam ji di almaami Maba Jaxu Ba bi nu ñëwee secret boobu moom lañ njëkk a defaree doomu aadama bi. secret boobu nag suñ ko delloo gannaaw waa ji dafa doon wax ne une conscience sans foi en Dieu. est comme un tribunal sans juge. suñu bëgg a defee nit ñi te delloowuñ leen ci ngëm googu des fois day mel ni nga tabax benn tribunal def fa ay ordinateur de salle yu rafet mais nga fàtte nag alors fal benn juge buy àtte nit ñi. xam nga yooyu c'est absurde. parce que juge boobu li ci ëpp mooy ngëm yàlla. mooy valeur diine te nga surtout l'islam dafa mën a tekkil nit si àdduna ce n'est pour rien que ma tàmbalee ci américain boobu. bi muy wax yonent bi mu ne il est la seule personnalité de l'histoire qui est connue la réussite suprême tant sur le plan politique que religieux. l'islam day defar adduna di defar àllaaxira kon valeur yooyu buñ ci dellu woon danañu dimbale ci yi nga xam ne moom la ñuy. am na solo imam am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi ñu jël ko allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si bismillah. sëñ bi ñu ngi lay gërëm di leen sant. jërëjëf fan nga ñu woowee. yàgg naa si ligne bi lool sax bu coupé nag ngeen xam ne yéen a lekk crédit bi yëpp. ñu ngi jégalu bu baax a baax ñu ngi jégalu bu baax a baax. waaw waxtaan bi am na solo trop. jërëjëf fan nga ñu woowee.
ñu ngi gërëm di sant di féliciter ki ngeen invité. Imam Assane Seck. man la madame Ndiaye Mirador xam naa dina ma xam. macha allah dëgg la. am na solo lool man damay jàngale histoire géographie. macha allah. di fàttali ne lii muy wax ci Mbaba Diakhou jël nañ ko comme figure. est-ce que. dans la résistance culturelle. oui macha allah. oui am na solo. te Mbaba Diakhou aussi liggéey na liggéey bu am solo ci islamisation. du Sénégal. oui. te loolu ba léegi am na njeexital parce que boo demee Nioro. oui. da ngay gis ni ñu baree nit yi diine ni ñu fonkee kurus ni ñu fonkee julli. macha allah. te ni ñu fonkee aussi diversification de l'offre éducative. bi état du Sénégal di def à travers le ministère de l'éducation nationale li tax nag ma gën a bëgg. mooy qualité ressources humaines bi. oui. parce que nit bu taxawee di wax war na bégal ki koy déglu te ñun bëgg nañ parce que on voit un arabisant. ok. ba pare am ay qualité de diplomate am ay qualité de stratège mu wóor la ni kii dafa gëstu dafa jàng donc xarañte boobu moom la ñu bëgg ci sénégalais bu nekk foo mën ci nekk donc arabe la jàng mais wóor na ma ni tey bu demoon mën na soutenir un débat intellectuel de haut niveau. Merci avec beaucoup. d'autres docteurs et cetera donc vraiment kontaan nañ oustaz donc kontaan nañ lool gëj nañ gisee di féliciter. ok. ITV. di wane ni nag lu mu sénégalensis buñ ko waree defal dañuy jaar fii. te loolu assise nationale de l'éducation et de la formation. donc génn na ko mooy le retour aux valeurs priorité ministère de l'éducation nationale la mais ñu mel nii ñoom ñoo ko mën a véhiculer. di ñaan nag émission yu mel nii muy am rediffusion. parce que audimat bi am na solo mais xam nga heure bi nit ñi ñu ngi doog a wàcc ñu teel a wàcc rek man maa ngi ci waañ bi maa ngi surveillé waañ bi maa ngi bëgg a déglu télé bi am na solo lool macha allah lii la ñu soxla donc professeur félicitations ñu ngi lay féliciter di féliciter IEF bi yëpp allo madame Ndiaye rafetlu encore taxawaay bi ak valeur yi ngeen di inculquer xale yi Sénégal loolu mi ngi ci programme bi la résistance culturelle merci beaucoup. merci beaucoup. allo. madame Ndiaye kilifa gi yaa may dégg. maa ngi lay dégg. waaw ma ne émission bi am na rediffusion mais bu àjjuma ji moom rediffusion bi samedi matin lay doon incha allah 9h. incha allah macha allah on vous félicite très vivement. oui y a de belles choses en construction à ITV yàlla na jëm kanam. merci kii nañ def leen ko personne ressource. incha allah merci muy tendance yeneen émission yi. Sénégal jëm kanam. merci beaucoup madame Ndiaye merci beaucoup. jërëjëf madame Ndiaye. imam. et la résistance culturelle. oui am na solo de. bi nga duggee. li xale yi di wax fi nga fëlee. waaw foofu beneen dimension la wala fi nga okk foofu mooy xesax te yaakaar naa ne am nañ ci delluwaay. suñu xamee delluwaay yooyu. oui. maa ngi lay sant itam ci ni nga ma félicité. ni nga ma encouragé lee ni nga ma dëgëralee. alors les grands hommes et les grandes dames savent toujours encourager. vous en faites partie. am na solo imam am na keneen ku nekk si ligne bi allo. allo asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw damaa bëgg a dugg ci ITV bi. yaa ngi en direct. yow rek nañu déglu yaa ngi en direct. waaw léegi dama bëggoon intervenir. allo. bismillah yow rek nañu déglu ñu lay dégg bu baax a baax. waaw kay léegi. xoolal soo ñu mënee baal nga wàññi télé bi. wàññi naa télé bi man maa ngi tudd Bassirou Dia maa ngi dëkk Thiès. bismillah ñu lay déglu bismillah. maa ngi tudd Bassirou Dia dëkk Thiès. allo. allo ñu lay dégg waxal bismillah ñu lay dégg. waaw man nag maa ngi tudd Bassirou Dia dëkk Thiès. gis nga kii ngi invité nii Imam Assane Seck. oui macha allah. man ak moom ñun ñoo bokkoon nekk Thiès di liggéey rek. kooku sama sëriñ la. waaw sa taalibe bi la man sa taalibe bi. sama sëriñ maa ngi lay ziara. nii Imam Assane bi ma la gisee léegi ci télé bi dama kontaan lool. macha allah yow sama sëriñ nga. waaw déedéet yow yaay sama sëriñ yaay sama sëriñ bi la. imam maa ngi lay ziare macha allah macha allah ay jaar yu bare ñu ngi la koy delloo ñu ngi la koy delloo bokk nañ ko ànd fii ñu ngi la koy delloo. waaye macha ngay borom xam
xam-xam bu ràññeeku boo xamante ne bii lépp loo wax suba bu ngoon buñ la laajee dalil nga sa baaraam ngay teg ci mbind mi. est-ce que ku yàgg gëstu nga ko wax dëgg yàlla ku yàgg gëstu nga ku am xam-xam nga te xam li ngay wax yi lool mu leer nañ yi. macha allah jërëjëf. voilà ñuy ñaan yàlla rek Sénégal yal nañu yàlla may ñu bëri la ñu mel ni yow. amiin yaa rabbal alamin. wax dëgg yàlla xëccuwuloo dara yóotuwuloo dara kenn mosulaa xam ci benn paccax latewuloo ci dara tam. macha allah. wax dëgg fa yàlla latewuloo ci dara wax dëgg yàlla moo tax daal bi la gisee léegi daal imaam xol dafa sedd daal ba xamuñu lu ñuy wax. macha allah. moo tax bi ma gisee léegi man a soxna kii de moom damay toog fii insisté ba keroog ma koy jot moo tax yàgg naa ci serveur bi lool. waaye jaraloon na ma fii ba 17 heures moom naa la jot. incha allah ñuy jégalu. waaye daal ñoo ngi kontaan ci émission bi te ñu ngi koy suivre bu baax a baax yokku na suñu mbind yokku na ndax saa yu ñu la déggee rek am lu yokku ci ñun am lu ñu yokkoo. macha allah. jërëjëf kilifa gi. jërëjëf. imaam maa ngi nuyu Oustaz Dia. jërëjëf dina ko dégg waaw di nuyu njaboot gi yëpp di bëgg ci dégg sama sëriñ. wallaahi yow bi ma la jàppee sama sëriñ du tey daal. wallaahi loolu ndax ci cëriñ nga juddu ci nga yaru ci jikko yi ci nga mooñu. wax mbaax gi nga waxee itam mooy wane xol bu sell bi nekk ci yow. te loolu moo war a gën a caractériser nit ku baax. jërëjëf macha allah. alors imam sànq ñu ngi toll woon ci crise des valeurs yeeg yooyu yëpp yow aussi nga ni enseignement bu Maba Diakhou Ba boobu foog jeunes yi approprier ko alors imam yéen xamante ni da ngeen di waare. macha allah chaque àjjuma tey sax xam naa ni waare nga. macha allah. mais alors léegi problème bi fan la tagee. ok lu tax crise des valeurs ba tey ngeen di wax mbir mi ba léegi daal sooxe. waaw. lu tax waa xam nga facteurs yi dafa bari. xam naa ne bunt yi nga xam ne aussi. ci la crise des valeurs di découlé woo dafa yaatu. xam nga internet bi. xam nga film yi. réseaux sociaux yi ak yu bare te doon nañu wax ne alors bu ñii di gas ñii di suul. pënd mooy bari mais pax du gaaw a am dana am nag. mais mën na bañ a gaaw. gis nga aussi kàddu gu baax kàddu gu diine aussi bu jógee am na xol yoo xam ne ni loolu rek la ñu mar loolu rek la ñu yàkkamti. te bu ñu ko jëlee dañ koy nàmp day dugg ci ñoom te daf leen di jëriñ moo tax alxuraan di wax ne fa zakkir in nafaati zikra dil waaraate dil fàttali parce que nit ki léeg-léeg dina am benn fibre boo xam ne yàlla moo ko téye da ngay wax benn kàddu yàlla rek yàlla mi téye fibre boobu rek yëngal ko rek xolom ubbeeku mu soppeeku nekkaat keneen loolu dina am xëy na nag facteurs yi nga xam ne nii itam dafay nëbbu liggéey boobu dafa bari mais liggéey bi aussi mi ngi am résultat kooku benn la beneen bi ci des itam ñaare xam nga yéen communicateur ngeen am na léeg-léeg loo xam ne ci récepteur bi lay dellu am na loo xam ne ci émetteur bi lay dellu émetteur bi aussi seetaat aussi discours bi alors nuñ koy jàngatee nuñ koy mooñee nuñ koy dëppook jamono aussi itam suñu yàlla dimbale woon wax ko ak sellal gu mat sëkk wax ko ak ut yàlla gu mat sëkk wax ko ak yéene defer itam daw lu mel ni ut tur wala ndomba tànk wala siiw yooyu aussi day nekk secret yoo xam ne alors ci émetteur bi day am barke bu muy def ci kàddu su fekkee ne amul itam barke boobu bu amul secret bi nga xam ne moo waroon toog ci xol bi dafa am kuñ daan wax Ousmane al Butti doomam dafa ñëw mu ne ko papa yow daal dama seetlu ne sooy wax nit ñi dañuy jooy seen yaram day daw wax ji dafay jeexantal ci ñoom te ñeneen ñi bu ñuy wax daanaka nit ñi dañuy ree théâtre lañ koy jàppee Usmaanul Butti ba mu toll ko mu ne ko laysat a naihatu sakkala ka naiha al mustajara ki nga xam ne jigéen bi nga xam ne doomam dafa dee
mu koy métti lu ci xolam di ko naqarlu ci xolam di ko jooy ci xolam naqarlu googu méttit boobu rongañ boobu du nuroo ki nga xam ne dañ ne ko jooyal ñu fay la parce que ñaar rongañ yooyu dana bokk kon su ko defee am na yuy dellu ci alors récepteur bi am na luy dellu aussi ci émetteur bi loolu suñ ko defee buñ ko jàngatee ci côté yooyu am na solo dana indi lu bare bare ci ay changement donte nag fàttali ak waaraate kenn du ko minimiser mu nekk lu am solo alors imam ay simili yu gàtt moo ñu dese mais waxtaan bi duñ ko jeexal te laajuñ la aussi si émigration clandestine bi macha allah waa xam nga émigration clandestine loolu ci sax ci Allemagne Maba Diakhou Ba damay wax ne li Sarkozy tuddee woon l'émigration choisie concept boobu dama ne Allemagne Maba Diakhou Ba moo ko ci jiitu ndax bi mu amee état bu RIP bi mu instauré woon 1864 oui ci la ciblé intellectuels yi nekkoon ci Jolof ak feneen ci dans le cadre de ce que lu ñu mën a ab tuddee émigration choisie invité leen RIP kooku moom la ñuy duggee sa taxlooy aussi ci émigration clandestine dëgg la li xale yi di wax liggéey ak am jom ak bëgg a tekkil sa bopp loolu lu am solo la loolu rëy rëy la loolu lislaam bëgg la lu lislaam santaane la lislaam daf ne boo ci dee sax malaaka yi bu nu ñëw dañ lay yërëm yonent bi alayhi salaam nee ne nit ki bu deewee fu sore fekk ut lu dagan lu mu jox boppam jox ko njabootam moo ko yëkkate woon malaaka yi alors dañ koy nattal diggante fa mu jóge ko woon ba fa mu faatu di def ko lu toll noonu ci aljanna waaye nag nañ ko def ci loo xam ne dëppoo naag sàmm loo xam ne mooy maye jàmm dëppoo naag ngor dëppoo naag dignité kon bu ko defee tiyaabo lay doon buntu sax yombal leen aljanna lay doon mu nekk lu am solo am na beneen soxna bu nekk si ligne bi allo salaamaaleykum macha allah allo salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah allo ñu lay dégg soxna si bismillah waa kay man la Fatima Ba macha allah Fatima fa nga ñu woowee soxna Fatima Parcelles Assainies bismillah sama collègue professeur d'arabe la ñu lay déglu Fatima waa professeur collègue arabe lycée Ngalandou Diouf oui bismillah baal ñu nga wàññi télé bi waa dama doon wootee rek xam naa li ma yàgg ci ligne bi waaw ñu ngi jégalu bu baax a baax waa di wax ne daal vraiment ki ngeen woo daal ku am solo la macha allah ci wàllu xam-xam humilité ak générosité macha allah est-ce que am xam-xam te di ko nangoo partager macha allah vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen encourager macha allah te xam ne émission bi ñëw na ci waxtoom est-ce que parce que comme ni mu ko waxee bu ñu demee ba ndaw yi daal ñu jaral leen perdre seen bakkan pour wàcc seen réew dem yeneen réew dëgg la war nañoo révisiter bu baax sunu discours bi ñuy tenir jeunes yi ci sunu biir dëkk macha allah comme nu mu ko waxee defe naa personne ressource yi macha allah ak patriote yi manqué ñu ci réew mi kon daal war nañoo gën a farataal di def yi daal macha allah pour gën a ñaax sunu ndaw ñu bëgg seen réew baal ñu nga wàññi son wu télé bi soxna si macha allah waa télé bi daf ma xaw a waaw soo ko mënee sore mën nga wax directement oui mujj na dem ñu ngi jégalu bu baax a baax imam waaw kooku sama collègue la professeur d'arabe oui li muy wax ci man yëpp wax dëgg yàlla ma itam loolu laa xam ci moom ci bëgg xam-xam sawar ci jàngaleeg lépp fi mu jeexalee discours am ndaw ñi soo demee école am ku sawar la di programme xale yi di leen jàngal laxdariw di leen jàngal xaddis ak lu nekk kon sensibilisation boobu ci ndaw ñi mu wax moom loolu lay dund te sensibilisation yi dañ ko soxla liggéey tekki lu am solo la lu lislaam ñaax ndaw ñi la lu lislaam bëgg la mu ne boo ko defoon ci condition yu normal soo ci faatoo sax malaaka yi dañuy
ëpp yërmande ci yow mais kon nag nañ ko fexe def ci condition yu normal rek. très bien bañ koy def ci yu normalut boobaa jom lay doon mais aussi sàmm dignité lay doon. loolu moo ci am solo ci discours bi yaakaar naa ne. Imam Assane Seck man lay gërëm bu baax. di la sant waxtu bi jeex na. ok. di la gërëm bu baax di la sant macha allah jërëjëf may itam maa ngi lay gërëm. oui. di gërëm di kontaan ci dalal bi. di gërëm famille Almami ba joxu wax. di ñaan kër gi yàlla na ko yàlla boole ci kër yi gën a mën a jëriñ réew mi. amiin ci discours yi fiy jàll. amiin li may jeexalee rek xam nga Senghor daf doon wax rendez-vous di recevoir et di donner. dañuy jëm foo xam ne ku ci nekk li nga am te mu war a mën a jëriñ da nga ko war a génne. su ko defee man jàpp naa ne ñun am nañ lu ñu war a mën a génne yàlla nañ ko génne te Almami Maba Diakhou Ba ci la bokk. mu nekk lu am solo mu nekkoon Imam Assane Seck nekk directeur du centre de l'initiative intellectuelle pour la traduction et la sensibilisation islamique nekk écrivain traducteur naka noonu mu nekk professeur d'arabe ca lycée bu Diamniadio mbokk téléspectateurs yi yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba altine incha allah ñeenti waxtu.